Monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di nuyu notable Taténe yëpp ak li ko wër di nuyu responsable yëpp yi ànd ak ministre di nuyu ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci événement bi li commencé ci conseil municipaux yi monsieur le maire Amadou Touré monsieur Mamadou Théodore Taye Aliou Niakh Ndiaga Diouf Ismaïla ñoom ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewal ñu ngi leen di nuyu daa mel ne bés bu ñu fi tax a tase tey da di benn caalaale rek ci loo xam ne monsieur le maire moo ngi koy defal Taténe ñu am mbégte lool war koo wax monsieur le maire avec votre permission dem na fu ñu la commencé mooy nga jël xaalis di jox jigéen yi pour ñu jënd ay chaise man ko louer ci seen gox mën a am koom ñu jóge foofu monsieur le maire nga indi ay financement pour groupement bu nekk Taténe bénéficier de groupement le minimum c'était 500 000 ñu jóge foofu monsieur le maire nga jëlaat sa xaalisu bopp groupement jigéen ñi fii ci wetu jumaa ji jaamukaayu yàlla bi nga jox jigéen ñi 1 million de francs ñaari troupe yi fa teewoon ku ne nga génnee 1 million de francs jox ko muy lan mooy tegtal loolu mooy koom-koomu Taténe na yokku ñu jóge foofu Taténe nga seet na dëkk bu rëy la ñeenti moulin à 1000 ñu ngi biir Taténe loolu mooy lan mooy coono jigéen ñi na wàññeeku encore fi mu nekk ci Taténe ñaar fukki xar ak juróom indi nga ko ci Taténe encore grand chantier yi yàlla def na fii ñuy waxtaane soo xoolee fii fiilu courant yaa ngi nii depuis 1960 amuñu woon sax poto am na gone yoo xam ne xamuñu woon nan la poto mel wala nan la fil électrique mel nga indi ko samp ko raccordé ko def ay lampe alhamdulillah ndox mi Taténe toog na fi ñaari weer yoo xam ne amul ndox nga xar sa tànk tubay ba Taténe ndox mi macha allah alhamdulilahi rabbil alamin yoon nekkoon na suñu problème defe naa li ci des amatul solo wàllu santé ku gis briquier xel war naa dal dañu naan su fekkee ne waa ji daa nar a taal ndaw si daana taal añ mu taal sóor ñulug baaral wax dëgg yàlla sa xel war a dal jarul ngay xaar muy pare war ngaa commencé di ko sant ne monsieur le maire merci Taténe yëpp ngi lay sant di la ñaanal yàlla li nga man ren yàlla na nga ko man yàlla ma nga man lu ëpp loolu déwén ëppaat loolu at yi ci topp ñuy wax ak waa Taténe nag su fekkee nit yi def na sacrifice pour lu toll nii mu mën koo dugal biir Taténe ñun ñoo ko des mais moom pare na nan la ñu dese moo ñu accompagner ko gungi ko ndax kat bàyyiwul bi am juróom-ñetti fukki at pour door a mën ñëw fii di jaxase waa Taténe mosu leen a jaxase bokkul ak ñi am juróom-ñetti fukki at di jaxase waa Taténe bokkul aussi ñoo xam ne dañoo dégg ne balaa ngay mën a am suuf da ngaa nekk maire ngay xar sa tànk tubay pour mën a nekk maire ndax suuf kon yaa ngi bëgg a nekk maire pour suuf mais ne ko maire ngir jëriñ askan bi yow bi ngay commencé jëriñ askan bi boobu dëggagoo turu maire dëggagoo président communauté rurale ñi ànd ak yow nag loolu lañ la gëmee ñeneen ñi aussi ñi la xamul sa dëgg si tur loolu lañ la gëmee kon ñëpp dañ lay ñaanal Taténe bii daal moo la war a jàppale ndax Taténe war a dem ci kanam Diobass war a dem ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah. kaddu bi may yëkkati si ñëpp laa koy jëmale bokk koog ñëpp du bëri wax du caagen dama mën a wax ndax am na ñi war a wax waaye dañ maa jox rek ma war a wax baat bi may yëkkati nag lu baax lu jub lu rafet rek laa ci jublu kenn matul yàlla rek moo mat kenn ku dégg loo xamante ne ab safaan la rek nga jéggal ma xam ne nit moo matul maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp kenn ku fi indi li lay metti yal na bul demaale ak moom lii ñuy sumb nag
ñu ngi sant ministre Alioune Sarr ndax yàgg nañ fi waaye mbalit bi fi nekkoon yëpp monsieur le ministre jële na ko fi sas yiñ ko sasoon yëpp mu ngi siy def kémtulaayu kattanam ndax ñun xamuñu woon luy potolamp bu dul nga dem Thiès ñu dem ne ko sas ab yoon mu taxaw si ñu jóge foofu ne ko courant mu samp ay potoom takk rek moo si des waaye olof Njaay nee na bu yoon jeexulee wax si du jeex ñu teg si ne ko marché la ñu bëgg marché bi macha allah mu ngi nii tungu ne du teew ñuy nataal li ne fàng kenn du ko wone poste de santé bi nag waxatuñ ko ndax samp nañu xeer bi waaye yàlla mi moom lépp bu nanguwul ab mayem incha allah dina jot dinañ ko eggaleeg jàmm ak salaam ba yendu biñ fi am bu boobaa dinañ ko am bu keroogee waaye nag ñu ngi sant Moustapha Niass ak Macky Sall bi nga xamante ne toujours Alioune Sarr mu ngi si ginnaawam rek ñëpp Alioune Sarr ñëpp ñi muy àndal mënuñoo lim li ma leen wax ndax bu ma limee juum ñoom kii Doudou Pouyak ñoom Issa rawatina fii ba Sange jas pax mi ku lim daal juum ku déggul sa tur tamitam nga xam ne kàddu bi si ñëpp lañ ko jëmale ñun nag madame Wilane ñu ngi koy sant di ko gërëm madame Sey nag bàyyi nañ leen ak yàlla ndax formation bi ñuy def barki démb ba léegi dañ see kontaan am nañu bari ñu ko bëgg te mënuñu koo am dañoo jékki-jékki ñu wooñu dugaluñ si dërëm contraire bi xanaa ki lay jàngal nga war koo may ndox mu naan waaye suñuy ceeb lañ ñuy tegal ñu suñu lépp dara manqué wul waaye nag développement bi ñu doon wut am nañ ko te Alioune Sarr indi na ko fi monsieur le ministre ñun dañu ne fi mu ne ñii dañoo weesu sax politique ndax nit ku ne xam nga li gën si yow te nit dangay gëm sa bopp li tax ma ne dañoo weesu politique ndax sas yiñ ko sasoon di ko nemmeeku si moom di ko topp mu ngi béy waaram ñun waa jigéenu waa Jobaas nag cant ak ngërëm moo ñu war diggante ak Alioune Sarr waaye rawatina gis nga ñun waa Taateen ñu ngi si ginnaawam rek fas yéene di daw ñoo raw fas waxatuma la oto saay wu gestoo gis ñu si ginnaawam suñu yaakaar yàlla bu mu mës a tas waaye monsieur le ministre ñu ngi nay ñaanal yàlla yaag sa ginnaaw ak ñëpp li nga àndal li nga tàmbali di def yal nañu yàlla dimbale sanguñu sutura xam nañu ne yow doo waxkat bàyyi ko mu toog di wax yow liggéeykat nga demal liggéeyi ndax liggéey nga xam politique pos yaa ko fi jëlee dañ daan dégg xaalis dugg na si dëkk bi duñu gis dara waaye Alioune Sarr du woo kenn si ruq di la baatareel day baatale si kanamu nit ñi di wax si kanamu nit ñi ñëpp di gis di jëf kon nag yàlla rek lañ la bàyyeel li ñu bëgg yal nañu ko yàlla eggaleel nga xam ne fii ay naxe mbaa yaa ko fi jële mbalit bi fi nekkoon yaa ko fi jële te am nañu yaakaar bu baax incha allah li ñu bëgg dinañ ko jot bu ñu jàppee si yow yéen jigéen ñi nag nañu jàpp dóorandoo defandoo ñun ñëpp bu bés baax bu kenn wax kenn ku leen jox junni lekk leen ku leen jox 1000 francs lekk leen ku dem si biir yaa wet si biir xam nga li la war dégg ngeen jéggal ma si kàddu bi sant naa di la gërëm jërëjëf man la Binta Sène présidente ASP bu Taateen maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp gaal jox ñu joowa ñene ñi nappee yaa ñu wutal gaal bay saaro yaa ñu wutal gaal jox ñu joowa ñene ñi nappee yaa ñu wutal gaal bay alil yaa ñu wutal gaal jox ñu joowa ñene ñi nappee yaa ñu wutal gaal
asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant Aliou Sarr sunu marché bi moo tuddoon xaar yàlla la ñu ko tuddoon xaar nañu yàlla ba yàlla fekk ñu fi yàlla ak Aliou Sarr ñu ngi koy gërëm di ko sant yàlla mu yàgg sunu kanam léegi nag marché bi jaaxale woon nañ ci marché léegi alhamdulilah ñu ngi koy gërëm di ko sant yàlla ko yàlla yàggal ak noonu jërëjëf man wax ci mbooloo man maa wax mbooloo waaw maa ngi koy gërëm di ko sant. salaamaaleykum. góor ak jigéen mag ak ndaw. maa ngi leen di nuyu. Alioune Sarr maa ko bëgg. ku ko bañ maa ko bëgg. bëgg naa ko. papam sama càmmeñ la. mosuma ko teg bot. xamuma. waaye Alioune Sarr maa ko bëgg. maa ko bëgg. wax dëgg yàlla ñu ngi doon law fu nekk di indi suñuy saako di lal toujours ñu ngi di rang-rangi fu ne ñu jëm fa ñu ne dinañu am farce ñu def marché bi ñu naan lii puyaale la lii baaxul mu ne suñu yoon bu nekkee ngunu sax ñu dugg ci bu bëgg Alioune Sarr ñu bëgg ko bu indi woon ngunu ñu dugg ci ma ne yéen ñi xam ne yéen a nekk ci naaj fële doon jaay yéen ñi xam ne yéen a nekk fii léegi doon wax monsieur Alioune Sarr nee na xam na seen coono moo tax surtout muy ni marché mais enveloppe bii moo ko bëgg a teg seen loxo may leen ma mooy fanweeri junni la leen jox monsieur le maire kon nga ñëw dimbale ñu joxal ñu ko jigéen ñi muy symbole boo xam ne image boo xam ne day def ci man lañu bindoon maire de marché waaye sama mag bu jigéen wax na yëpp waaye li ma waxoon Aline ak Doudou si sama taatu mango yi ne woon naa leen de leen bokk ne yaroo baax ne yaroo baax ne yaroo baax ku ne ko yaroo mu ca tàngal yeeg sa ku ne gaay yaroo baax ne yaroo baax ne yaroo bii wàll yaroo bii nuyu jigéen ñi suñu yaay yi surtout ñoo xam ne ñoom ñoo jiite groupement féminin yi ñu leen di nuyu invité yi teew fii yëpp di am mbégte di leen dalal fii village Tatel. Je voudrais vous remercier au fond du cœur d'avoir bien répondu si massivement et un niveau élevé à notre invitation, apportant ainsi une fois le témoignage éclatant de l'excellence des relations qui unissent toutes les populations des 67 villages de la commune de Notto Diobass. Raison pour laquelle je souligne avec force qu'à travers Taten, c'est le Diobass tout entier qui accueille aujourd'hui cette inauguration du marché de Taten. Monsieur le maire, je vais terminer mon discours parce que comme je suis membre du comité de gestion du marché, je vais laisser les conseils et les discussions concernant le fonctionnement du marché jusqu'à la réunion qui va
qui va compter les membres du comité et une délégation de la mairie pour pouvoir donner des explications et des conseils. Mon discours, je vais limiter sur des remerciements. D'abord, je vais remercier monsieur le maire Alioune Sarr. ma ne jigéen ñi pour ngeen gën a comprendre sama discours tey dama koy limiter ci ay remerciements maanaam di remercier monsieur le maire d'abord koo xam ne moom moo ñu defal lii muy le marché de Taténe boo xam ne jigéen yi suñu maman yi yàgg nañ ko di ko revendiquer yàgg nañu di wax monsieur le maire boobu fekkul see monsieur le ministre nekk maire boobu c'était des années 2008 2007 comme ça la suñu maam yi waxoon dañoo bëgg marché kon bu demee ba tey ñu defal leen marché bi dañuy commencer di ko remercier di kontaan ci moom monsieur le maire merci infiniment di remercier encore les partenaires parce que gis nañu fii ay partenaires yu bari ñoo xam ne dañoo ñëw accompagner journée bi ñu ngi leen di remercier di kontaan ci seen teewaay di remercier aussi les chefs du village yu bari ñëw nañu depuis 9h fii la ñuy fekk bu ñuy def installation yi gis nañ leen ñu ngi leen di remercier loolu moo tax moo wax ko ci nasaraan tey Taténe moom mooy accueillir toute une communauté maanaam 67 villages de commune de Noto mën nañu génne 67 villages yi di wax 118 villages de Diobass moom moo ko accueillir tey kontaan nañ ci affaire bien vrai que journée bi dafa nekk jour ouvrable su nekkoon week-end dina gën a xumb dina gën a neex mais yàqu ci dara xam nañu temps moo amul. monsieur le maire ñu lay remercier di remercier les responsables politiques di ko commencer ci monsieur Pouy vraiment gis nañu taxawaayam au niveau de Diobass gis nañu taxawaayam au niveau de Taténe ñu lay remercier encore. aussi di remercier sama mag suñu mag laay wax suñu jeune boo xam ne toujours moo ñuy jox ay conseils di monsieur Ismaïla Dione damaa bëggoon ngeen tàccul ma monsieur Ismaïla Dione tàccul leen ma bu baax monsieur Ismaïla Dione parce que peut-être yéen man de xam naa ko ndax man tey bu ma demee ba nekk xale bu ndaw koo xam ne du c'est fonctionnaire maanaam ko amul salaire ñeme talal sama loxo di wax bëgg naa jiite jeunesse Taténe jeunesse boo xam ne ay intellectuel kese ñoo fa ne kon c'est grâce Ismaïla Dione moom laa def référence moom laa doon xool lu muy def lépp ak conseil moo tax ma nangoo tey taxaw di jiite jeunesse bi Ismaïla amuma fa sa fay maa ngi lay remercier aussi. di remercier encore les femmes maanaam suñu maman yi taxaw nañu trop ci développement Taténe man dama koy wax toujours. politique de développement moo am solo tu man bu ma gisee koo xam ne day def politique de développement damay collaborer ak moom ngir sama village jëm kanam man xooluma ay nii wala ne mais damay collaborer ak ñoom gis naa monsieur le maire loolu lay def politique de développement lay def wax naa ko keroog 2 ans li ñu am yëpp 2000 mën naa wax ne 2015 la commencé di ñëw mooy courant beeg route bi ak poste santé bu ñu nar a kii ak marché bi. mais profitons aussi monsieur le maire di la wax ñu ngi xaar ba léegi électrification bi pour maanaam courant bi ñëw yàkkamte nañ ko trop soxla nañ ko trop pour courant bi ñëw xam naa ni yow yaa ngi def ay jéego pour affaire ñëw mais nu mu gën a gaawee baax na trop te yoon bi xam ne moom la ñu gën a moom mooy yoon bien vrai que yoon bee mooy yoonu cosaan mais instant yi comme affaire day progresser yoon bii moo ñu uppal instant yi importance mën naa wax parce que lycée bi Noto pour gars yi di jóge fii 7 kilomètres di dem Noto foofu dafa xaw a métti yoon yu baaxul wax naa la ko keroog la coordination des élèves et étudiants de Taténe ñoom dañoo amoon benn car pour muy transporter les élèves loolu bu ñu waxtaanee ak chauffeur yi ñoom dañ ñëw wax seen yoon bi baaxul loolu moo tax ñoom ñuy facturer ay 400 000 et 450 000 ba affaire bi dafa démarrer ay 1 mois affaire bi arrêté quoi. bëggoon nañu yoon bi tamit yoon bi nga gan ñoo jàppale pour yoon bi mën a egg poste santé bi tamit am na solo trop c'est que ñun dañuy répéter rek mais loolu yëpp wax nañ ko ak moom mais il faut ngeen xam ne population bi xam ne ñun développement moo tax ñu nekk fii lii ñuy wax nañ ko ak monsieur le ministre yàgg na l'année bee passé kese Noto wax nañ ko waaw encore poste santé bi ñu ngi koy xaaraat démarrage de travaux wax naa la ko démb
briques yu fi ne moom mën na def fondement ba def leneen waaw ñu ngi xaar poste santé boo xam ne moom nga waxoon nañu dina démarrer avant décembre ñu ngi koy xaar aussi di remercier aussi jeunesse boo xam ne vraiment bu ma ñemee ñoom ñoo tax lu may wax rek ba suñuy def nii wala béy wala kii yëpp man Omar personne mënu koo def jeunesse yi ñoom sama bureau bi kii Thierno Daha mooy secrétaire général bi kii président d'organisation kii nekk Omar mooy commissaire au compte Omar Diegane Diouf ñii ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooñu jàppale ci organisation bi xam ne lii nekkul liggéeyu benn nit nekkul liggéeyu ñaar nit ñu ñëpp ñu ñoo booloo nekk benn liggéey affaire bi man leen di remercier la jeunesse boo xam ne vraiment taxaw nañu pour développement Taten kese moo leen ñor xool ñu leneen Taten moo leen ñor pour Taten développer. D'abord, je voudrais remercier M. le ministre et toutes les personnes qui sont présentes ici. Je remercie le patron, M. Chauki Aïdous, PDG Groupe Vitale. Je vous le programme, Mme Diallo, l'ordre Bayiko, avec l'équipe qui est présente. Je remercie Mme Sey Tamit, parce que Mme Sey, yaakaar naa ne xaw ma ndax mu monsieur le ministre xam na madame Sey li muy liggéey lépp madame Sey li muy liggéey doy na waar madame Sey elle est très active bu bëggee dara vraiment elle fait le nécessaire pour que ça marche donc maa ngi remercier di wax monsieur le ministre aussi liggéey bi madame Sey di def parce que parfois daf may woo madame Diallo il faut être là madame Sey bu ne ma non elle insiste ma bàyyi lépp ñëw donc di encourager action yi parce que ñun ñëpp ay femmes lañ ku jàppale femme jàppale nga dëkk parce que femme mooy développement di encourager action yi di wax ne ñun on est présent on est là action boo leen teg boo leen ñu wooyee ñu dinañ ñëw lu ñu ci mën ñu def ko voilà parce que monsieur Aïdous boo ko nee damay dem ci village wala damay dem fenn sax mu ne la gaawal parce que pour moom Kaolack la juddoo moom loolu la xam donc mu ngi leen di encourager mu ngi wax tamit ne loo leen soxla suba ba ngoon mu ngi taxaw pour jàppale pour lépp lu mu mënta def dina ko def équipe baa ngi nii foo leen soxla loo leen soxla ñu dina ñëw taxaw foofu di leen remercier merci
xaw ma seen fay maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que man su ma déggee li ngeen wax fii rek damay gën a kontaan gën a jàpp bu baax parce que damay xam ne li ngeen wax lépp dëgg la parce que man 92 laa nekk ci terrain bi di politique man politicien la damay politique damay développement ndax développement mënul dem sans politique moo tax man dama nekk ci terrain bi di politique depuis 92 laa nekk ci terrain bi keroog ba ma xamanteeg madame Seye ak bi mu ñëwee sama kër 15 jours la keroog ba ma xamante ba mu ñëwee sama kër ak fi ma boole Aliou Sall matul 1 mois te sama gis-gis ci politique ak sama développement ci politique ci Aliou Sarr mi la amee ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax dama ne ku nekk ci terrain bi 92 di politique 92 ba 98 nga dog ne maa ngi dogg a gis sama bopp ci politique grâce madame Seye ak seen monsieur le maire bi toog di ministre maa leen di sant di leen gërëm moo tax keroog ba ma indee fii ma sawar ci trop te lépp lu ma ci doon sawarit gis naa ko bi ma ñëwee ci jigéen ñu am fulla ñu gëm seen bopp ñu nangoo liggéey ñu jàmbaare depuis dimanche ba léegi maa ngi fi mosuma soxla dara ne leen lii laa soxla ñu teg ci baat du ma ne kii yëkkati lii mu teg ci baat lu ma leen sant ñi ngi ci di daw suba ak ngoon ak di daw ci lu ma neex ma di leen ciy gërëm di leen sant bu baax sawar naa trop ci nekk fii pour former leen parce que mérito ngeen ko. gannaaw bu loolu passé ma bëgg leen a présenter rek comme produit yi nga xam ne moom laa fi defar naa leen ci ditax ci naturel boo xam ne nii ci bi mën naa ko taaj 6 mois du dem ci frigo te du yàqu mooy biteel bi ani waaw mooy biteelu ditax boobu lii siroom la sirop bi sirop concentré la 1 litre bi day diluer 4 litres ndox mën na tege 6 mois du yàqu 1 an mën na ko tege du yàqu mais boo ko dajjee rek 1 mois lay diire beneen bee sirop la bii sirop bisaab la comme sirop bii rek moom itam mën na tege 1 an du yàqu mais boo ko dajjee rek 1 mois la mën a diire nga di ko utiliser wala bu 1 mois bi passé rek day yàqu day primé ma xool ne dëkk bi dañu bëri lu ñuy bay lajum te lajum bi day toll foo xam ne nii day jar loo xam ne prix bu duwul dara di yàqu ñuy tuuri di sànni kenn xamul nu ñu koy def ma defaral leen formation boo xam ne lajum baa ngi nii mën nga ko defar ci weer war naa leen ni ñu koy defaree nga denc ko 6 mois pot bi taaji nii du yàqu muy lajum bii nii ma defaral leen koko jinjar defaral naa leen ci buy bi li tax defaruma ci sirop buy bi sirop moom mënul yàgg parce que buy boo ko defaree sirop rek du diire lu yàgg mais defaral naa leen ci war naa leen ni ñu koy defaree defaral naa leen koko jinjar ma waxtaan ak seen président bi fi nekk ma doon ko wax problème mu sel d'or bi nga xam ne fa laay liggéeyee mooy usine ba fa may liggéeyee Dakar Ouest Foire xam naa ministre xam na ko parce que Lalla Fall jabaru Pape Diouf moo ko jiite man foofu laay liggéeyee sel d'or dañ ko liggéey ak 18 épices boo koy toggee mën nga wàññi bouillon yi bu baax a baax ndax 18 épices yi ñu ko liggéeyee yëpp fii ci réew mi lañ koy bayee amul lenn luñ ciy jëgaani muy sel d'or bi nga xam ne boo leen demee ba waxtaan ak madame Seye mën na waxtaan ak gi nga xam ne moo ko yore mu leen koy jaay prix en gros lu yomb ngeen di ko jaayaat fii di ko utiliser sel bu baax la gannaaw loolu maa ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le ministre li ma lay dolli ñaax rek mooy madame Seye ñëpp wax nañ ci moom mais man damay dikkaat ci moom madame Seye bu ma doon ànd ak moom su ma ko jàppee benn danaa ko jàpp 1000 fois ndax jigéen la joo xam ne ni mi ci terrain bi yaakaar naa li muy liggéey ñi muy liggéeyal loolu sax xamuñu ko mënoo ko woo mu tànqamtalu moom laa gis ci politicien boo xam ne nii doo ko woo mu tànqamtalu la doo ko woo mu jànni la doo ko woo mi ne la aw ma jot doo ko woo mi ne la damaa jàpp doo ne ko dama laa soxal sa bureau mi ne la aw ma jot ci madame Seye rek laa ko gisee du ay bëtam yi mu teew moo tax muy moom muy madame Diallo li ma koy ñaanal rek mooy yàlla na ko yàlla lafal cet yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér ak njabootam wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi juum de maa ngi jégalu bu baax parce que madame Seye dafa ma boole koo xam ne nii muy monsieur Pouy moomu dalal ma depuis kere ba ma ñëwee fii ba léegi lépp loo xam ne soxla naa ko otoom lay taal di ma yóbbu 24h/24 Ismaïla mosuma ko wax ne ko Ismaïla fii laay dem mu teg si baat day taal otoom di ma yóbbu Thiès lu ma soxla dama koy jëndiwaat ñëw su ma bëggee fanaan di Thiès mu taal otoom jël si ma dem fanaan këram ñëwaat ma di ko gërëm di ko sant mu accueillir ma bu baax ak jabaram ak famille bi yëpp ñu toppatoo ma aw ma benn problème ci 3 jours yi ma fi def maa leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla li ma leen jàngal yàlla na luñ seen njiglaay yàlla na ngeen jëkk ba di ci jariñu dem ba mokkal bay formé jiwaat yeneen dëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam jiital nuyu bi monsieur le ministre teg ci sous-préfet ak chef de village bi nga xamante ni moom moo nekk ci dëkk bi ñu ngi leen di présenté wu ci turu UNACOIS man mii taxaw di wax man may Thierno Ciss président départemental bu UNACOIS dekk délégué général bu marché central bu Kees délégation bi ñu fi yebal tey ni maa ngi ànd ak secrétaire général Oumou Thiam mi nga xamante ni mooy secrétaire général bureau régional bu Kees ànd ak fi premier vice président Badou Mbaye bureau départemental bu Kees ànd ak fi ànd ak fi Lamine Wade secrétaire général bureau des jeunes délégation bii nag moom lañu suñuy kilifa yebal pour ñu ñëw teewee ministre ci devant le ministre commerce jóge ci suñu kilifa président Dame Diagne mi nga xamante ni ndigal li mi aussi mi ngi ko jëlee ci kilifam Idi Thiam liñ fi war a def liñ fiy def tey jii defaluñu ko kenn ñun lañ ko defal commerce ñun commerce lañ ko defal président yebal ñu mu ne yàlla dafa dogal mu nekk jëwriñu Muntaxa moo tax mënut a ñëw nekk ci wàccaayu màggal mais lii moo ko waroon a jiite yàlla dogal mu yebal ñu fi tey délégation bi ñu ànd ñëw ci turu UNACOIS di ndokkeel monsieur le ministre di ko sargal di ko gërëm ni yàlla président nee na lii yàgg nga ko def ñu ngi lay ñaanal yàlla lépp loo fi mbébét ci naal ci lu jëm ci commerce ñu ngi lay ñaanal yàlla may la nga yeggale ko jàmm ak salaam te ñëpp bokk ci murlu lawatu na secteur bi nga xamante ni bi ñoom ñooy président UNACOIS lii luñ ko defal UNACOIS lañ ko defal parce que secteur commerce la commerce lu ci waay def rek méngi méngi la UNACOIS moom nga ko defal kaddu yi moo jógoon ci président ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur le mérite wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. merci beaucoup ma leen di ñaan ngeen tàcculaat ko bu baax a baax muy président Ciss nga xam ne moo fi teewal waa UNACOIS am ay représentants yu bëri yu ñëw kon su ko defee sunu maam yi sunu yaay yi dañu bëgg a def li ñuy naan gorong ci séeréer xam naa kon ngeen préparé wu rek nga xam ne dinañ ñëw mos ci tuuti su ko defee bu ñu paree ñi nga xam ne ñoom mooy waa Malaw gestion bi comme marché nag maanaam sañ-sañu commune la day am li nga xam ne mooy contrat de gestion entre comité de gestion bi nga xam ne moom la arrêté bi installé ak li nga xam ne mooy le maire qui est là nga xam ne sous-préfet aussi dina ko mën a fekke donc loolu mooy cérémonie bi nga xam ne dinañu ko def le chef de village nga xam ne moo jiitu ci li nga xam ne mooy arrêté boobu moom dina représenter comité de gestion bi dina représenter comité de gestion bi mën a signer avec le maire ba nga xam ne dinañ xam ne du marché kat maanaam dañ ko tabax nii rek ku mu neex ñëw mais dafa nekk loo xam ne dañ koy organiser mu am comité bi ko yor su ko defee place yi comité boobu moo koy décider ndax ci texte yi dañu ne dañ koy def genre lotissement ba nga xam ne ci biir marché bi day am ay place maanaam mën na nekk benn mètre carré égal benn place maanaam tey bu dee da nga am table boo xam ne xëj na ci mètre carré yow boo ñëwee foofu rek nga koy teg mais bu dee dafa ëpp mètre carré comme ñi nga xam ne ñooy jaay jën ñi nga xam ne ñoo yor yeneen marchandise mën nañu vraiment am ñaari place maanaam ñaari mètre carré wala ñetti mètre carré mais nag kenn mënul weesu li nga xam ne mooy ñetti mètre carré kon loolu yëpp bu ñu ko waxee dafa nekk organisation boo xam ne mooy wone ni du fu waay jóge rek dugg marché bi lal wala Alioune Sarr moo ko fi tabax pour ñun ñëpp la ba fu waay jóge rek lal wax nañ fi affaire toilette defe naa loolu aussi monsieur le maire dégg na ko mais aussi li nga xam ne mooy comité de gestion bi rôle am loolu la place yi nga xam ne bu dee bëccëg fukki dërëm sax dina am lu mu jur kon dina am li ñu mën a defar ci marché bi kon daal ci gàttal daal pour vous dire que du dañu tabax marché nii rek ñëw rek ku nekk ñëw dugg mais dañ koy organiser et je pense monsieur le maire ma leen di ñaan ngeen tàccul ko bu baax a baax maye na départ bu am solo ndax ñi nga xam ne seen chiffre d'affaires ëppul ay 3000 ëppul ay 1500 ëppul ay 5000 bu bëree ba bëri nga ñëw yëkkati somme bu toll noonu nga jox leen ko yow jox nga leen départ bu am solo ma leen di ñaan ngeen tàccul ko bu baax a baax a baax a baax. julli si Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi commencé di nuyu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey di ko commencé par monsieur le ministre Alioune Sarr di monsieur le maire de la commune de Noto di nuyu aussi le sous-préfet ak le chef de village ak partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp ñun dañ fi ñëw ci ndigalu PDG Ahmed Amar Ahmed Amar moom mooy le PDG de groupe ENAMA
bu mu déggee invitation bi moom dafa voyager mais dafa wax nañ bàyyi lépp lu ñu def ñëw teew ci bis bi parce que lii nga xam ni moom la fa li Alioune Sarr def fii ministre bi wane témoigné ni moom attachement bi nga xam ni moom la am ci terroir bi parce que bu ma déggee sànq ba tey ni ñëpp kontaan nañu te ñoo ngi waxtaan lépp di wax li ñu wax lépp benn la nañ jàppale ci nga xam ne moom mooy suñu doom mooy ci nga xam ne moom mooy def réalisation yi ci dëkk bi parce que tey lii joyeux bi muy marché bi dafay permettre ay échanges entre les différents villages fi nekk yëpp parce que su ma xoolee ni commune de Noto à peu près mu ngi compté 68 villages te marché dafay nekk loo xam ne dafay lëkkale ay villages te dafay permettre partenaires yi nga xam ne mooy ñun acteurs yi nga xam ne mooy des acteurs moom mooy ñooy fournisseurs yi dañuy am milieu boo xam ni milieu bu am sécurité la pour mën a abriter suñuy produits parce que tey suñ ñëwee tey partenaires yi fi ñëw tey yëpp suñ ñëwee dañu mën a abriter seen i produits dina nekk contrôle boo xam ni contrôle qualité lay doon te dina permettre aussi ñun suñu lëkkaloo ak waa dëkk yi dina gën a yomb si ñun parce que tey ñun à ENAMA dañuy yëngu si wàllu agroalimentaire dañuy def ay pâtes alimentaires mooy macaroni ak vermicelle dañuy def farine dañuy def aliment de bétail dañuy def aliment volaille te dañuy yëngu si wàllu intrants yi bare yoo xam ne tey su fekkee ni partenariat bi am na diggante ENAMA ak village bi dinañ permettre ay échanges parce que ñun dañuy utiliser maïs dañuy utiliser lépp loo xam ne mi ngi jëm si wàllu production aliment de bétail bi wala aliment volaille intrants yooyu siy dem tey population bi mën nañ ko béy parce que jàpp nañu ni Noto c'est une zone à énorme potentiel borom xam-xam yëpp ràññee nañu ñi defee études yi gis nañ ni terroir Noto nekk na zone boo xam ni dafa am ay potentialité yi fi bare yoo xam ni mën nañu ko exploiter. jërë ngeen jëf ana Oumar Diouf représentant des jeunes ana voilà Oumar kayit bi dem la koy bàyyi. kayit bi mooy le devis de base des travaux soo ko jëlee sans les frais de finition ngeen waxtaanee ko seen groupe WhatsApp dégg nga les coûts maanaam li ma jar lépp a ngi ci biir ak yeneen ña nga xam ne bokku ci parce que dafa am loo xam ne dañ ko weesu mooy lu ne kët ne jonn doo toog di ko werante kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi monsieur le sous-préfet teg ci chef de village bu Tateen Ousmane Tine sunu mbokk di sunu xarit bu ñu nuyoo chef de village Tateen nuyu nañu waa Tateen yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nuyu kilifa diine yi nuyu imaamu Tateen nuyu sunu sëriñ Taxa Dia nuyu kilifa diine ak aada yi nekk ci Jobaas yëpp nuyu sunu jigéen ñi gàcce ngaalaama jërë ngeen jëf soxna Bintu ak ñoom Marie ak ñoom mère Khady jërë ngeen jëf di nuyu sunu partenaires yi fi ñëw tey madame Diallo mi représenté Vitale. Attention. Madame Diallo mi teewal Vitale ñu ngi koy nuyu di yóbbante ji nuyoo ci sunu xarit le président Aïdous di ko sant ci teewaayam fii di wax ne nag fii ci Tateen di wax ne fii ci Tateen jàmm rek a fi am di nuyu di nuyu waa Harmonia di nuyu waa Harmonia
te soxna Catalina teewal leen fi Catalina ñu ngi lay yóbbante nuyoo. ñu ngi yóbbante nuyoo soxna Catalina ci sunu xarit Birahim di rafetlu li entreprise bi def tey fii ci Taten di nuyu monsieur Touré mi waxal waa NMA di ko sant di nuyu bu baax a baax Thierno Ciss mi fi teewal waa UNACOIS di ko gërëm ci ay kaddu di ko yóbbante nuyoo ci sunu xarit Dame Ndiaye ak ci président Idi Thiam di nuyu également madame Wilane mi nga xam ne moo def formation bi jërëjëf madame Wilane sa liggéey rafet na jigéen ñi kontaan nañ ci te say kàddu yi dégg nañ ko jërëjëf di féliciter équipe bi organiser lii yëpp ànd ak jigéenu Taten yi ak village yu wër Taten yëpp ñii jóge nañu Palam ñii Taten Mbambara ñii jóge nañu Sessène ñii Jungaan ñii Babak ñii Palam Roog Palam Coyaan yaakaar naa fàttewuma kenn dëkk yëpp ñi fi ñëw seen chef de village yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu sunu communicateur traditionnel yi te sunu waajur Hamad Ngom jiite leen di nuyu la presse journalistes yi jërë ngeen jëf Xadim yi ak sa xarit yi jërë ngeen jëf seen teewaay fii ci Taten sous-préfet jërëjëf ci sa teewaay lii wane ngeen ne yéen a représenté chef de l'État yéen a représenté État du Sénégal waaye jege ngeen askan wi te lii la askan soxla bu soxlaa ses représentants nekk seen wet jërëjëf maa ngi rafetlu bu baax a baax l'excellente collaboration de la mairie avec la sous-préfecture jërëjëf nga yóbbante ñu ngi lay yóbbante nuyu chez le sous-préfet Jean-Baptiste Sène di wax ne waa Taten jërë ngeen jëf di nuyu artistes yi bu baax a baax Youssou Ndour numéro 2 ñoom Alioune Sène tous les artistes ya nga xam ne ñoo fi ñëw jërë ngeen jëf di wax ne Taten jàmm rek a fi am lii jàmm rek lay jur Taten jàmm fi am jàmm fi sax kenn mënu ko yàq kenn mënu ko dindi loolu ku nekk na ko dégg mu leer nañ Alioune Sarr agar me kam Taten jàmm rek i jikkami kaagu ref na waran an fu ref na waran kadit dama ne lii ñu dajale tey muy marché bi nga xam ne sunu yaay yu baax yi depuis 2003 ba léegi ñu ngi ma koy jàmbat 2003 comme ni ngeen ko waxee sànq fekk ñu nekk maire ñu daan leen fekk fii ci naaj bi ñu ne ñu ñun de bu ñu jàppaloon ci marché dina baax li ci njëkkoon mooy ñu am terrain bi ñu koy def ñu toog ay at terrain bi amul ba ci kàttanu yàlla ak activité chef de village mii taxaw moo tax maa ngi ko ciy gërëm ñu délibérer un terrain pour le marché des femmes de Taten chef de village jërëjëf parce que jigéen ñi yàgg nañ ko laaj te amuñu ko woon kon dox bi nga dox ba loolu am ñu ngi la ciy sant ñu la ci gërëm yàlla dogal ñu tabax ko ci loo xam ne sax du budget mairie ndax loolu baax na ñëpp xam ko dafa fekk rek dëkk bu mag su amee lu ci am rek dina am xëj na ay xel yu naan lii la am lee la ma ne salle de classe ku koy tabax appel d'offre salle de classe diggante 4,5 millions ba 8 millions la doonoon na monsieur le directeur salle de classe laa wax de askantuma nag li jëm ci marché moo tax jox naa le jeune Oumar Diouf l'ensemble des charges du marché kon loolu du kàddu gi tey dama ne lii ñu dajal tey gannaaw bi ñu sant yàlla
julli ci sang bu tedd bi gërëm sunu ay waajur dama ne marché bi journaliste yi jërë ngeen jëf ndax yéen a fi teewoon bi ñuy def pose de la première pierre ngeen ñëw fi ànd ak ñun moo nekk nii tey ñoo fi àndoon taxawal ko jigéen ñi population yi wane nañu ndax bëgg nañ ci am bëgguñ ci ma ne nag lii lan lañ ci jublu bi ci njëkk mooy lépp lu ñuy béy fii ci Taténe mbaa ñu koy sàmm ci Taténe marché bi nekk bërëb boo xam ne dañ ko fiy jaayee waaye duñ yem rek ci jël di jaay waaye jël également di transformer am na lu waa NMA wax sànq lu am solo ndax NMA day jënd mboq NMA day jënd ràkkal ma ne bu ngeen béyee seen tollu gerte defar dawlin ba pare ràkkal ba ca des waa NMA mën nañ ko jënd ndax NMA li muy jënd ci ràkkal c'est des milliers de tonnes te duñ jënd ràkkalu gerte mais ràkkalu soja ak tournesol la ñuy jënd xam nga monsieur Touré anamu sax donc cela veut dire que mën ngeen béy gerte defar dawlin ràkkal gi ngeen jaay ko partenaires yi fi ñëw tey ñu mel ni NMA ndax ñoom ñooy def aliment de bétail ma ne leen nit liñ fiy defar muy càmm borom xar yi nekk fii ci Taténe te ma xam leen te ñoo am xar yoo xam ne day jar ñaari millions dama ne ñooñu marché bi seen marché la bu samedi ak jàmm chef de village ku am xar bu jar ñaari millions te booy jënd aliment de bétail ngay dem fii ba Thiès di ko fa jënd te muy cher nga mën a ñëw fii ci marché hebdomadaire bu Taténe jënd ko am remise 10% 15% ba 20% soo ko fi bàyyi dem feneen loolu dal yaa ko teg sa bopp. jigéen ñi nag ci ñoom lay jeexale ma ne leen marché bi seen marché la bés bu yàlla sàkk war ngeen sol seen dàll ñëw ci marché bi mooy dooleel Taténe dama ne ku dëkk Taténe gis marché Taténe nga toog sa kër lànk ne doo ñëw yow mii bëggoo defar développement Taténe dama ne ku ne Taténe nga bëgg mu développé ñu ne la marché Taténe na ngi ni taxaw nga ne yow doo sol sa daal dem taxaw fa boo nee da ngay développé Taténe xaw ma kan moo koy gëm waaye man Aliou Sarr mënu ma gëm loolu réew li koy doxal mooy koom-koom réew li koy doxal mooy commerce boo particiwul sa commerce réew particiwul sa commerce dëkk mënoo defar sa dëkk la première puissance mondiale c'est la Chine et c'est par le commerce nee naa leen sànq commerce mooy tax ëllëg lu ngeen fi defar transformé ko mu jar fii ci Taténe loolooy tax ëllëg tàngal bi ñu jënd fii ci Taténe du gën a cher tàngal bi ñu jar fële Thiès est mbaa Thiès ouest li waral entreprise yi taxaw tey NMA monsieur Aydous ñëw Tampico ñëw ak monsieur Birahim ñoom ñëpp ñëw teew fii tey c'est parce que dañu jàpp ne clientèle am na fi population am na fi Taténe nekk un village de 5000 habitants marché bi bu doxulee ci yéen ñii la fogole kan le mënul xatoor Taténe jam rek i jikka meek ba kiina jaay xamat reko lem xatoor ja xinlo cidam rek cidam rek xamat cidam rek in fadatin yaa Taténe ka ref saax no cosaan refe saax ren ŋasutel regar me kon kan lemo nuun mi fafa men gara Taténe alkan ŋasuxa ram jalotimaak meke te ɓekoti soldat aka Indochine njamburo leke te ɓekoti aka Indochine re naga kaga andan mi te andam ka adwina kaga fo ka faafna kaga kon wena gara Taténe a ngaswa Aliou Sarr ba fokatel no waaga wena ngaswa nak te ref we andona muto wilirotna a garo Taténe alka hoyta politique ram kan faafo maaga nun ka danga bo entreprise fo neke NMA c'est une entreprise qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires en madame Diallo monsieur Touré Tampico monsieur Aydous xam naa leen entreprise def 100 milliards bu demee bay sol dàllam ñëw fekk si leen Taténe ah na ngeen sol seen dàll fekk si leen
bu ngeen ko defulee ndax bu ñu jógee fii Tateen chef de village dinañ ubbi marché hebdomadaire Sange nañ ko def Babak dañ ko def Mbousnakh nañ ko def Aneen bu ngeen takkulee te affaire bi waa Babak jël ko mbaa waa Aneen jël ko waa mbaa Sange jël ko mbaa Kiseen jël ko entreprise yi fi ñëw ay clients la ñuy soxla ñii indi aliment de bétail bii sàmmkat yi ak béykat yi bu ñu ñëwalee def partenariat ak ñoom ñu jël seen oto dem Kisane mbaa dem Aneen mbaa dem Mbousnakh kan mooy perte kon chef de village lii opportunité économique la boo xam ne bu mag a mag la nañ ko saisir c'est pourquoi man damay féliciter le jeune Oumar Diouf xale yi man kontaan naa ci yéen ndax da ngeen nekk ci yoonu développement yaag ñoom Daxa lii mooy jëmal seen dëkk kanam depuis plusieurs jours yéen a ngi wër dans les quartiers pour mobiliser les gens parce que opportunité économique ça ne se répète pas 3 fois benn yoon lay ñëw boo ko saisiree keneen jël ko. Il y a d'autres villages qui sont candidats à un marché hebdomadaire. Aneen a un marché, Sange a un marché, Babak va avoir un marché, Djungan a un marché, Kisane va avoir un marché. Faites en sorte que vous soyez les plus performants. Si vous ne le faites pas, ces entreprises-là n'appartiennent pas à l'UNSAR. Elles viendront une fois, ñoon benn la ñuy ñëw wane wu leen seen bopp ñëw ñaari yoon su benn ñoo ne ñu ne monsieur le maire suñu xarit bi ñu dem kat liñ fa gis mu ñu jënd ay chiffre d'affaires. Est-ce que di ngeen nangu loolu? Kon le 27 bii di ñëw muy samedi prochain chef de village maa ngi ñaan képp ku dëkk Tateen nga ñëw fekk fii lii bokk ci marché hebdomadaire bu Tateen ku am benn tàngal nga indi jaay ku am benn gerte nga indi jaay ku amul loo jaay sax ñoo toog waxtaan boo nekkee xale demal jënd ataaya def kaas 25 kaas 50 francs nga am chiffre d'affaires mbaa café Touba loolu su ngeen ko defee vous rendrez service aux ancêtres de Tateen Tateen kat jàmbaar yi mos def baftamee de laman joko njan fii laa yemale sama kaddu ndax mën naa fi ba suba ndax fii dafa nekk sama dëkk sama ay maam dëkk fi chef de village mi ñu nekk mbokk yu jege papaam jàppale woon ma te njalbeen ba muy yëngatu ñaanal ma ci néegam fii avant moom muy nekk chef de village soxna sii di wax kii ci gannaaw doomu Korbaak la Korbaak fo jalotimaak nekke def idiyo de foog diyo njog leng xaw ma ndax xarim dégg nga li ma wax Korbaak mooy bàyyam jalotimaak mooy sama papa ñoom ñoo doon bokk benn lal ñoom ñooy suñu géwélu gudd fu góor gi amoon problème papa ma ngi wut wetam kon ñoom bu ñu taxawee fii am na loo xam ne dañ koy jombal suñu bopp kon mbokk yi jërë ngeen jëf werante weesu na xuloo weesu na liggéey moo des